téléspectateurs yu télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki bokk na ci liir bu tooy xepp yi nga xam ne nag moom la ñu fekk way juróom daal di koy sànni fu jege loolu stade bu Sandiara lu ni mel itam ëlëm lool xelu askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo fa yeewoo ku ñu njort ne nag moom moo jëf ju ni mel ñi nga xam ne ñoom ñoo di gendarme yi daal dinañ koy teg yoxo leneen lu ñuy waxtaanee ci jotaay bi bokk na ci pënd yu réegul ba tey ci diggante agent yu Expresso ak itam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di direction bi ndax itam ginnaaw tànku jàmm bi jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàll wi daal di amal ci loolee itam yenn ci ay ponk mu mel ni nag direction bi nangu koo xaatim benn yoon tax na itam moom Amath Dieng ak i ñoñam jamono yi nag bëgg a banque seen ay yoxo làbbali ci li nga xam ne nag moom la ñu nekkoon daañu waxtaanee wàllu wér-gu-yaram bokk na ci jàngoro ji nga xam ne nag moom moo feeñ ca diwaan bu Ndukumaan sonal lool li nga xam ne ñoom ñoo di mala yi ay tuttu lay def ci seen ak yaram bu ko noppee itam seen i tànk nagam ay fan la ñuy am daal di rek faatu yenn ñi daal di wër ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yëngu ci wàllu càmm ci la jamono ñoom ci seen bopp ñu ngi nekk ci njàqare ci yële jotaay xibaar daañu dalal ki nga xam ne nag moom moo di Pape Seyni Mbow xam ngeen ne moom mooy directeur bu administration bu patrimoine yu approvisionnement ci Sénélec benn ci aw dogal woo xamante ni nag bàyyeekoo na ci gouvernement bu Sénégal mu ñeel code des marchés publics lu ni mel itam dogal la wu ñu jël fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2022 njeexital wala bokk li nga xam ne moom moo di avantage ci wàll wi daañ ko waxtaanee ci lay jotaayu xibaar daañu waxtaanee itam lu ñeel wàllu tàggat yaram basketball gayndey Sénégal yi amaat ndam mu ñeel ñeenteel bi pàcc ci éliminatoire bu coupe du monde gaynde yi nag daal di fësal seen ak xarañte bu baax a baax ginnaaw itam bu ñu làbbalee réew bu Cameroun lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti poñ daal di leen di wutale mbokk yi tënk yaa ngoo ko bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu door xibaar yi ak na nga xam ne nag noonu la ñu ko junjee woon liir bu tooy xepp yi nga xam ne nag moom la ñu fekk ñu daal di koy sànni ca diwaan bu Sandiara fu jege lool li nga xam ne nag moom moo di stade municipal ba fa ki nga xam ne moom la ñu njortu ne moom moo jëf ju ni mel daal nañ koy teg loxo ñi amal lu ni mel nag di way takk der ya fii ak boobee ñuy ubbi l'enquête wi di xam ndax soxna soose wala du moom ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Sandiara ci la jamono ñu ngi ci aw njàqare lu ni mel bokk na ci loo xamante ni ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax mbokk yi ñu wax ci leneen ni ki tey ji yem ak dibeer xam ngeen ne nag fa nga xam ne moom moo di ca Gorée lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk dafa tagga témbe ndax itam chaloupe bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo dañu ko rek daal di dakkal ndax la ñu xam ne mu di li nga xam ne nag moom mooy xaalis bay ruusandee ca mairie ba fa amuñu lenn ci loo xamante ni nag gis nañ ko fa ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ngir ñu am ak xëy jafe-jafe la tax na itam ki nga xam ne moom moo di PCA bu port autonome bu Ndakaaru moom Moussa Sy demoon dox aw tànku jàmm ci diggante askan woowee ak itam jiit bu bokk moomeel ba fa daañu dikkaat ci xibaar bu ni mel nu mu gën a yaatoo leneen ci loo xamante ni bokk na ci la mu leen doon junju mu di liggéeykat yu Expresso jàpp leen ne pënd muy wuréegul ba tey si diggante agent yooyee ak itam direction ba ndax itam tànku jàmm wi nga xam ne nag jëruñ ji ñu dénk wàll wi doxoon na ko ci mu mel ni nag direction bi am na yenn ci ay ponk yoo xamante ni nag nangoogu koo xaatim ba tey tax na liggéeykat yooyu nag ne la ñu màttoon du ñu bàyyi benn yoon mu sedd tànk rek amuñu lu ñu bëgg mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di seen ak nekkin Amath Dieng moom mooy secrétaire général bu boobu les syndicats dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Mame Biram Diouf. mbir mi xew ba léegi le 23 août bi passé ministère nga xam ne mooy suñu kilifa dafa génnoon benn protocole benn communiqué mu wax ni mettre na en place benn commission boo xam ne dafay dajale travailleurs yi ak direction générale ñu waxtaan ba ku nekk joxoon ko sa kàddu ne lii diñ ko bàyyi lii diñ ko def mais commission boobu depuis ñetti fan mercredi ba léegi ñu ngi réunion mercredi jeudi réunion nañ Expresso représentant Expresso yi fa nekkoon di ñu tardeel parce que benn point bloquant lañ tegoon nanguwuñu débloquer machine employeurs yi point boobu nag di ñu tardeel ba vendredi directeur général du travail nga xam ne moom moo jiite moom bokk na ci commission bi mu woo ñaari parties yëpp pour ñu ñëw signer protocole d'accord bi nga xam ne moom la ministre bi waxoon mais Expresso non seulement nanguwul signer kii bi mais ñëwuñu sax ci réunion bi pour signer protocole d'accord boobu léegi nag ñun suñu problème mooy Expresso ban fit la am
ak fan ban taxawaay la am ba tax tey jii muy défier suñu état du Sénégal di manquer respect les Sénégalais di manquer respect nos pouvoirs publics loolu moo jaaxal employé Expresso Sénégal ba tax na crise bii nga xam ne moo am Expresso tey jii dafa dépassé employé yi léegi dafa mel ni Expresso am na leneen lu muy ut lu dul dàq simple employé yi. aywa mbokk yi ñu dalal suñu gan waxoon naa leen ko bi ñu door yële jotaayu xibaar Pape Seyni Mbow lay wuyoo xam ngeen ne moom mooy directeur bu administration bu patrimoine ak itam approvisionnement fa nga xam ne nag moom moo di ca Senelec la ñuy waxtaanee bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di société yu secteur de l'énergie yi nga xam ne nag buñ lañ leen dindi ci li nga xam ne moom moo di code des marchés publics société wu secteur énergie bu ngeen ko déggee maanaam SAR Senelec ak itam li nga xam ne moom moo di Petrosen dogal bi ni mel fukki fan ak ñaar ci weeru août wi nga xam ne moom la ñu weesu loolee la ñu ko jël maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Mbow jox la sa wàccuwaay. jërëjëf Cheikh maa ngi lay fay. dogal bi donc gouvernement bu Sénégal daal di koy jël ana lan mooy solo si. waaw jërëjëf dogal bi comme ni ngeen ko waxee gouvernement du Sénégal bi nga ko jël le 12 août. 2022 muy décret 1538 du 12 août 2022 1538 du 12 août 2022. li koy indi mooy. boo xoolee code des marchés publics moo fi nekkoon depuis 2007 léegi bu mu ñëwee 2007 dafa indi woon ay procédures yu bees ci wàllum passation des marchés nga xamante ni sociétés yi nga mel ne Senelec ak yeneen dañ ko doon appliquer mais ñun bi société bi code des marchés publics ñëwee rek Senelec fekkoon naka déjà mu nekk dans une procédure de passation des marchés publics bu xamante ni daanaka code bi lim ci dolli bëriwul lim ci dolli nag dafa indi diisaay ak yàggal boo xamante ni day tax projet yi nu état bi dénk ñu war ko réaliser dans les délais war ko def pour secteur exploitation électricité metti woon jafe woon yàgg nañu ba code bi ñëwee léegi di demander Senelec ñu génne ko ci procédure yooyu pour ñu permettre d'atteindre nos objectifs léegi nag décret bi ñu ngi ko état bi jël na ko muy loo xamante ni dañ koy saluer di ko rafetlu ndax dinañu tax liggéey bi gën a gaaw gën a ñoŋ. incha allah lu ni mel yaa ngi koy wax sànq Senelec ci la jamono bu bëggee jënd lu ci mel ni ay équipement ci wàllu réseau ak yeneen yu ni xeetoo nan lay def jamono yi. waaw jamono yi Senelec ba fii code des marchés moo ko tënkoon code des marchés nag bi muy ñëw fekku fi woon neen ndax code des marchés 2007 la tàmbali te Senelec mi ngi fi depuis plus de 50 ans. donc avant 2007 fekkoon nañu ñun ñu ngi doon def marché public. donc code bi bu ñu ko dindee it Senelec am na manuel de procédure am yi nga xamante ni moo koy permettre muy lancer ay appel d'offres di satisfaire ses besoins dans les délais permettre une meilleure efficacité dans donc l'atteinte dans l'exécution de notre mission de service public donc service public bi ñu dénk tey jii dañuy gën a efficace ci ni ñu koy doxalee. comme naka. waaw ndax da xam nga code des marchés dafa diisoon boo defaree dossier da nga koy yóbbu DCMP muy am ay recours daanaka bu fi ngay commencer sa projet ba fi ngay commencer liggéey rek mën na am at si maanaam procédure bi rek dina durer at nga soogay commencer liggéey si secteur boo xamante ne lépp urgent lépp a yàkkamti panne booy am du tàggoo jafe-jafe booy am du tàggoo nga war a jóg léegi régler ko ñu ni la da ngay jaar benn procédure boo xamante ni à part délai bu mu lay indil ak yàggaay bi amul leneen lu mu lay dolli bu dee si coût yi ñun ñu ngi si secteur boo xam ne coût yëpp xam nañ ko maîtriser nañ coût yi maîtriser nañ fournisseurs yi nga xamante ni ñooy fabricant équipement yi xam nañ leen maîtriser nañ seen coût donc délai supplémentaire yooyu ñu siy dolli daanaka njëriñ bu bare amu ko si donc loolu la état xam ni fii mu jëm muy accès universel à l'électricité maanaam Sénégal yëpp war am électricité balaa 2025 dafa war a ànd ak procédure yu oyof yu gaaw yu ñuy permettre rapidement ñu réaliser mooy li ñu lancé également ci li nga xam ne moom moo di région yi nekk fii ci réew bu Sénégal. d'accord léegi leneen lu ñu mën a waxtaanee bokk na ci wàllu transparence ndax gis nañ ne dogal bi mu wàccee itam coow li xaw na cee bari ñenn ci askan wi àddu ci mbir mu ni mel ndax wàllu transparence dina ci am. waaw loolu dëgg la xam nga loolu question bu légitime la. ndax boo déggee code des marchés publics rek da ngay xalaat transparence waaye li ma wax léegi avant code des marchés publics Senelec am na manuel de procédure ba pare Senelec fu mu toll moo yeneen entreprise yi nga xamante ni yëpp ñoom la décret bi concerné dañoo am ce sont ay société la yoo xamante ni nguur gi organe de contrôle am yëpp dañ leen di saytu
ba pare Senelec aussi dafa am un régulateur muy la commission de régulation donc lu jëm ci wàllu transparence loolu garantir nañ ko avant code des marchés publics du am donc code des marchés publics buñ ko appliqué wul tamit transparence boobu du wàññeeku mën na amaana sax day gën a yokku ndaxte fi ñu toll nii ñun ñu ngi ci processus certification ISO te processus certification ISO daf ñuy imposer manuel de procédure imposer nu lépp lu ñuy def ñu teg ko ci transparence d'accord ñu fàttali leen ne société yu secteur de l'énergie bu ngeen ko déggee lu ci mel ni SAR Senelec ak itam Petrosen ndax itam lu ni mel yéen ni mu leen arrangé na yeneen ni entreprise yu mel ni yéen te ngeen bokk li ngeen di def wala bokk ngeen nduroo ko arrangé na ñëpp ndax xam nga booy xool ñun suñu dëkk yi ñu nekk nii ce sont des pays sous-développés dëkk la yoo xam ne am bi bëriwu fi te lépp a yàkkamti léegi boo amee budget nga war ko exécuter rapidement war a régler problème askan wi ci lu gaaw ñu ne la loolu balaa nga koy def il faut nga dajale ay këyit ak yoon boo xamante ni yàgg boo xamante ni daanaka ba ngay egsi si li nga soxla dëgg-dëgg dina fekk sax soxla ba weesu d'accord donc kooku ñëpp lay arrangé maintenant nag outils yi nga xamante ni mooy tax ba nit ñi lu ñuy xalaat ci wàllu transparence ak efficacité am yooyu tamit yu existe yu am la muy manuel de procédure yi may wax ak organe de contrôle yi fi nekk d'accord merci beaucoup jërëjëf moom moo nekkoon suñu gan Pape Seyni Mbow waxoon naa leen ne moom mooy directeur bu administration bu patrimoine ak itam approvisionnement fa nga xam ne moom moo di ca Senelec ñu doon waxtaanee lépp lu ñeel li nga xam ne moom moo di code des marchés publics li nga xam ne dogal la bu bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal fukki fan ak ñaar ci weeru août wi nga xam ne nag moom la ñu weesu ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen mu ñeel njeexital yi nga xam ne mbënd mi daal na koy def fii ci réew bu Sénégal fu ci mel ni gox buñ naan cité Bellevue foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñoo ngay fàttali yenn ci ay dige yoo xamante ni doxoon na seen diggante ak gouvernement bu Sénégal ndax itam jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekk bëgg nañ cee génn. Adama Sow moom moo yor seen kàddu àdduna jëmale ci micro Alioune Diagne ak Alioune Dissa Prera. ñun tey dañoo juddu màgg ci ndox bu bon ndox bu xasaw manqué assainissement depuis lors amul benn solution boo xam ne tey gouvernement du Sénégal tey apporté na ko cité Bellevue gisuñu ko te nag ren li fi am ni mu jéggee dayoo tax na ñun jeune cité Bellevue ñu taxaw ñu ni lii force gouvernement indil ñu ci solution parce que jeune yeneen côté yi wala yeneen quartiers yi ni ñuy def dem di taal di yàq jeune cité ay Bellevue mën nañ ko mais suñu éducation peut-être moom moo ñu ko mayul yarewuñu noonu buñ ñu pousser au bout gouvernement du Sénégal na fexe waxtaan ak ñi mu ci war waxtaanal xool ak waa ONAS indil cité Bellevue ay solution mag ñi sonn nañu xale yi sonn nañu xet gu bon bee ngi fii danger courant bi chaque jour ñu ngi koy dund te loolu dañ cee doyal sëkk. ginnaaw ci ndakaaru fu jege wala bokk fa nekk ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal fu ci mel ni diwaan bu Matam itam askan wàllu ni mel la ñuy dund ndax itam ndox ma nangu na seen ak màkkaan lenn ci activité yoo xamante ni ñu ngi ko doon wëyal lu ci mel ni wàllu mbay mi ak yeneen yu di xeetoo ci la jamono gisatuñu ci benn yoon seen bopp jamono yi nag ñoom ci seen bopp lu ñuy sàkku moom moo di nag gouvernement bi dikk ak ñoom ci ak ndimbal rawatina askan wa yeewoo ca Dayaba ak itam Wuduru Ali Bandel Niang diwaan bu Matam ak la ko wër. ci waxtu wi nga xamante ni ñu ngi wéy di loru ci ndoxu taw yi nga xam ni daaneel na ay dëkkuwaay yu bëri ci région bu Matam rawatina département bu Kanel ak département bu Matam ndox boobu itam dem na wutali toolu ceeb yi koy firndeel di ay périmètre ay téeméeri hectare daanaka ndox mi nangu na lépp ca Wuduru ay itam ca Dabia Kobilo ba ñu doxantoo ci périmètre dëkk bile ñeenti GIE daanaka lépp mu ngi tëmb ci ndoxu taw boobule mu juri kon nag jiixi jaaxa ci bopp baykat yi nga xamante ni dañoo jommi. yàqu la yàqu boo xamante ne dafa commencé métti comme li ma doon wax léegi rek c'est que fi mu ne nii xamuñu fi mu yem ndox maa ngi ñëw léegi nag su fekkee nag mu ngi continuer boobu ba léegi kon ñun mënuñu évaluer mënuñu xam fu mu yem fi mu ne nii yàqu moom yàqu na ba pare léegi nag loolu moo tax. ñu woo presse ñu wax à travers comme li chef de village wax léegi à travers le ministère qu'il nous vienne en aide parce que boobu ba léegi casier li toll na ni union Kobilo casier Kobilo boobu ba léegi amul entretien 17 ans c'était en 2004 li waral inondation bi loolu da ci bokk parce que amul entretien. situation bi doy waar bi ñuy dund gannaaw bi ñu demee jéggaani ci bor ba ca banque ba tàmbali itam seen ay repiquage
tey jii béykat yi di fëgg seen gémmiñ ñu ngi interpeller ministre bi yore wàllum agriculture nde jàpp nañ ni yore wu ñu matuwaay yi war a tax ba ñu jàmmarloog situation bi ñu sax dippee ab catastrophe. li ñuy wax ministère de l'agriculture moom nañu dimbali parce que solution bi mooy maanaam ngay duy saak di wax ne pour nga baare ndox kooku mënu nekk ça fait presque 1 demi-kilomètre pour nga baare kooku. déjà voilà lii taw rek la dex mu ngi ñëw te bu ñëwee léegi imagine léegi cadre GIE yi ñun mënuñu ci dara ñun mënuñu ci. voilà fi mu ne ñun cas GIE yëpp ñun dañoo ay leb donc ay 4 millions. bu fekkente ni taw bi mu ngi wéy di lor askan wi fare ci diwaanu Matam. tey jii beneen mbir mu ngi yoot gox bi le ndax nag dexub Sénégal gaa ngay bëgg a fees ba tuuru la koy firndeel itam moo di ab communiqué bi nga xam ni ministère bi yore wàllum ndox ak assainissement siiwal na ko di artu askan wi fare ci diwaanu Dandemaayo bi ñu jël seen ay matuwaay yu baax ndax ba waxtu wi ñuy àddoo ndax baa ngi ci juróom-ñaari mètres yu tombalu ñeent fukk te diwaanu Matam juróom-ñeent fukk moom mooy code d'alerte bi. mbokk yi bokk na ci lu mu leen doon junj bi ñuy tam bi ñuy door yi la jotaayu xibaar ca diwaan bu Ndoukoumane foofee nag aw leen jàngoro boo xamante ni nag sonal la lool mala yi gis ngeen que picc yooyee nag lay def ci seen ak der ba noppi itam seen i tànk di nagam yu bëri ci ñoom itam ci la jamono ñu ngi faat ñu yëngu ci wàllu càmm ci la jamono nekk ci aw njàqare waaye bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom mooy njiit bu ordre yu médecin vétérinaire fii ci réew bu Sénégal la mu xamle mu di ñàq wi képp mooy doon li nga xam ne moom moo di saafara. Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp. ay picc ak i tupp yuy feeñ ci yaramu nag yi ba sax mujj nagamal seeni tànk loolu moom lañ nemmeeku jamono ji ci nag yi fii ci diwaanu Ndoukoumane mu jur nag jaaxle ci éleveurs yi Demba Ba di kenn ci ñoom ñu fekk ko muy sàmm ay nagam ci àll tawa bi. man daal fan yi moom suñ ne ñu ngi dee bu ñaaw. waaw feebar bu bon lañ yor def nañ noone na waaye mënuñ fexe ba am docteur bu ñu ko fajal nag feebar bi daal ay picc lay def ci nay léeg-léeg nga gis nag xëy wëtti ñëw mu ngi yuut loolu daal mënuñ fexe ba am garabam nag depuis weer bi ak léegi kay na yaa ngi ci feebar bi def nañ ñu ne man nag li ma si deele presque man ñeenti nag deele naa ko si waaye mënuñ fexe ba xam daal feebar bi bëgg nañ naan ngeen dimbalee ñi man na rek bi feebar bi daal fii ni gis nga nay bu xëyee wëtti buy jof si yaram bi mooy am ay tandang boo xëyee suba nawi day tànki ñooy bañ dootul mën a doxati waaw noonu ngay def ba yeew ko man ngaa yàlla mën laa dimbale mu dem ñaari fan mu wér mën naa xam sax mu continuer dee man daal li ma si am moom daanaka yi ma xam si yëpp dee nañ ci daal waaw ñaar daal laa xam ne am naa ko si moom ñu mucc. feebar bu ni mel songu nag yi nag docteur vétérinaire yi jot a xam ne ñàkk rek moo leen ci mën a muccal. dermatose contagieuse bovine bi mu ngi ci jur gi mais li am solo ñu xam ni ñàkk bi ñu ngi koy def fii am na ay éleveurs yoo xam ni ñoom dañuy wax ni gisuñu jàngoro bi donc du ñu ñàkk donc ñu leen di ñaaxaat ñu ñàkk seen jur yi parce que daanaka jàngoro la joo xam ni faj amut c'est une maladie virale donc plus souvent bu amee c'est un traitement hygiénique moom la ñuy recommander mais liñ ciy gën a ragal c'est les complications bactériennes donc ay complications yoo xam ni mën na tax ba nga xam ni mën nga ñàkk sa jur parce que dermatose bi ñu ngi koy ñàkk fukki dërëm. feebar dermatose contagieuse boobu docteur vétérinaire di xam ne naam day faagaagal nag yi waaye nag du wàlle jëm ci nit nag yi jóge bitim réew ñoom lay gën di sonal fekk jamono jooju éleveurs yu bëri jot nañ ci ñàkk gum seeni nag. langu ko politique bi ca Touba Toul jàppale nag benn député bu Benno Bokk Yaakaar la ñu rek daal di tabb ngi rek mu jiite liste mu ñeel élection yu Haut Conseil des collectivités territoriales lu ni mel itam jur coow lu rëy ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci langu ko politique bi ca boobule diwaan Cheikh Anta Diop ak Sélatiir ci reportage. fii ci Touba Toul ñii di ay waa APR ak ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañ tànn bii ñu tànn kii di Fatou Sène te mu nekkoon député ci assemblée nationale ci législature bii ñu génn moom la ñu tabb ci liste au conseil des collectivités territoriales ndaw ñi nekk fii ci Touba Toul nee nañ loolu xel mënu koo nangu. may interpeller directement le coordonnateur départemental monsieur Augustin Tine di ko wax ne tànneef bi ànduñu ci Touba Toul gisu ci boppam ndax mënoo fal nit juróomi at mu nekk député amul benn sabar sax bu ñu ko mës a tuddee à Touba Toul ku sa xel xalaat pour ku la dimbali doo xalaat honorable député pourtant moo yoroon ndombo tànk bi gën a mag Touba Toul juróomi at tànneef bi baaxul. depuis 2017 la gëj a gagné son bureau de vote. élection yi ci topp muy élection présidentielle en 2019 yu président Macky Sall dafa perte bureau de vote am à Kër Lamane. loolu c'est inadmissible ci un député ñu tabaat ko au conseil mel ni Touba Toul amul ay nit. mel ni Touba Toul amul ay ressources humaines jigéen ñi nekk nii ci suñu ginnaaw kenn ku ci ne mënoon na ko doon. kii di soxna Aïssatou Ndiaye fii ci Touba Toul nekk conseillère départemental nee na kilifa yi nañuy wàcc ci base bi. Macky Sall na xool ña nga xam ne ba muy metti ñoo wax
commune Touba Toul nag yaakaar naa ne képp koy xeex département de Thiès commune Touba Toul bu ne la nangam la demal na nag moom audience nag mu ne jigéen waa Thiès ñi na mën a folee noonu la nu mën a follee sama baat ca kaw nanu wàcc ci base bi askan baa ngi fi population Touba Toul xam na kan moo leen di jariñ fi au niveau de la commune Touba Toul dinaa boycotté largement. ndawu APR yi nekk fii ci Touba Toul ñoom sax nee nañu lii ñu wax de daañu ko jëfe ci élection au conseil des collectivités territoriales daañu bank seen yoxo. mbokk yi bu ngeen di fàttaliku gaaw la woon yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août atum 2021 moom la fi dëddoo woon jëmm jile di maître Alioune Badara Cissé doonoon fi médiateur de la république ni ki tey jile nag ay naataangoom xaritam ba ca jege ñaale nag daal di fàttaliku jëmm joojee ca diwaan bu Ndar Géej wa nga xam ne foofee la fekk baax kenn ci ñoom Benoît Sène lay wuyoo baat ak tontu dox na ci digganteem ak Ousseynou Diop. mu doon naqar doon tiis bu diis sax waa xamante ni xëy na at bi naqadi woon na lool ñu mën ko dékku waaye dañuy sant suñu borom moom mi ñu may xolu muñ ñu mën ko muñ Alioune Badara Cissé xëy na bu ñuy wax ci moom du ñu pare tey waaye li ñu mën a wax rek moo di nekkoon na nit ku am valeur nit ku Sénégal yëpp xam adduna bi yëpp xam ko tey Sénégal yëpp dama naan sax adduna bi yëpp fu ci nekk nit mi ngi koy rendre hommage jëmm joo xamante ni ju amoon solo ci biir réew mi jëmm joo xamante ni dafa daan jël bantam di dugg fépp fu nga xamante ni am na xotteeku mu jël pusoom di ko ñaw jëmm joo xamante ni mébétam ci biir Sénégal nekkul woon lu dul Sénégal jëm kanam. Il recommandait aux jeunes, aux moins jeunes et surtout à nous de faire tout le bien possible, de toutes les manières possibles, sous toutes les formes possibles, dans tous les territoires possibles, avec autant de gens possibles, pour le plus grand nombre possible, aussi longtemps que nous le pouvons. keneen koo xamante ni delloo nañu ko njukkal bu baax a baax di professeur Moussa Seck institut panafricain de stratégie moom moo amal lu ni mel jaarale ko ci li nga xam ne nag moom moo di xarala yu yees yi moomee nag bokkoon ci agronome africain yi nga xam ne nag moom la ñu gënoon a ràññee ci lu ñeel génération am ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo di Moustapha Niass ak Cheikh Tidiane Gadio ci micro Abdoulaye Diop ak Modou Diop. ñaari weer ginnaaw faatu kii di professeur Moussa Seck institut panafricain de stratégie organisé benn zoom international di fàttaliku ki nga xam ne jàpp na ni moom moo ëppoon xam-xam ci wàllu mbay ci Afrique ci génération nit ku nga xam ni xam-xamam màcc na ci mbir yu bëri bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Niass. Il a été arraché à notre affection à l'âge de 68 ans. moo ngi génn àddina ginnaaw bi mu làkkee lu toll ci juróom benn fukki at ak juróom-ñett nekkoon koo xamante ni ku ñu ràññee woon la ci xam-xamam nekkoon itam ingénieur agronome scientifique bëri woon xam-xam lool ci bépp fànn boo jël bëggoon nañ nag mu dund ak ñun ba ci kanam waaye yàlla nii la ko bëggee. docteur Cheikh Tidiane Gadio jàpp ni Moussa Seck benn tabaxkat la woon te bokk na ci ñi ëpp xam-xam ci wàllu mbay ci Afrique. Seck ñëw na fi ba dem sénégalais yi ko xam barewul mais ñi ko jot a xam yëpp dañ ko fonk naw ko parce que addunaam bi yëpp mi ngi liggéey ci affaire mbay agriculture proposé fi li ñu naan agropole tey boo seetloo réewu Afrique yu bare boo waxee ñu ne dañuy def agropole boo gisee li ñuy wax agropole ak moom li mu doon wax yàlla ak yàlla c'est-à-dire duñ ko laaj duñ jaar ci ki am xam-xam bi. dañ koy jéem a éviter pour def seen propre agropole. ngir wéyal liggéeyi professeur Moussa Seck moo tax président assemblée nationale Moustapha Niass ni dina def benn fondation ngir wéyal liggéeyam. donc président Moustapha Niass dafa proposer ñu créer fondation Moussa Seck pour lu jëm ci affaire mbay ak ci xam-xam gëstu science moo waral ñun ñëpp ñu d'accord ci proposition boobu incha allah dinañ ko def. professeur Moussa Seck ak Cheikh Tidiane Gadio. ñoo fondé institut panafricain de stratégie IPS moomu sax dina organiser benn colloque international ci novembre bii di ñëw ngir fàttaliku kii di professeur Moussa Seck.
jërëjëf Abdoulaye mbokk yéen itam jërë ngeen jëf fi la ñuy jaar daal di bural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam ma jox leen daje ni ki ëllëg à partir de 6h30 mu ñeel seen émission info du matin ci li nga xam ne nag moom moo gën a fës ci li yéenekaay yi xëy fësal ni ki ëllëg incha allah lu mooy loolee itam ñu leen di ñaanal jàmm jaa ngeen jëf mbokk yi. بسم الله الرحمن الرحيم